matériel électoral di ko yóbbu te waxaguñ co mais dañuy xaar ba jour élection bi ñu nekk fa naan fii mat naag fii matul ak fii waroon nañ faa dem ak fii waruñu faa dem te fekk loolu waroon nañ ko xalaat bu yàgg waroon nañoo xalaat ne peut-être nawet bi c'était pas favorable pour def ay élection imaginez nawet bi mu xëy di taw suba teel ba ngoon ba même bu tawoon 3 heures rek dans la journée bu ko tawee affaire bu bëri retard yu bëri da ci am parce que sénégalais yoo xam ne nii buy taw du leen jaral ñuy liggéeyi ñu ci bëri gëw ma muy taw mu leen di jaral ñuy dem di vote ji donc loolu yëpp xam nañ ko ba pare dañ cee teg suñu tànk fi mu toll ku nekk yaa ngi campagne comme si de rien n'était bu problème ñëwee nag ku nekk di wax te loolu je pense que c'est à revoir. Thioro Mahou Mandela nuyu nañ la. suñu mbokku invité yi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñooy faral heure bu jot ci waxtu wi rek ñu toog di ñu seetaan. mooy xaritu Mame Goye ci internet bi également. waaw ñoom la ce sont mes voisins quoi. tes voisins voilà. tey lan moo am ci réseaux sociaux yi par rapport à la campagne. waaw li ci am xanaa rek awa ñu fas yéenee jukki li nga xam ne nii xëy na dina néew dina bari ci ay information ndax campagne bi comme ni ñu ko waxee à chaque fois rek ci fi nga xam ne moom moo di ci internet bi day daal di rythme bu baax a baax ba tax na dañuy dem ci waa Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne ni ki démb fële nga xam ne moom moo di ca Médina diggante Alioune Ndoye ak ki nga xam ne moom moo di Cheikh Ba naka noonee Bamba Fall seen diggante ni ki démb dafa am xeexoo bu amoon ci seen ay militants yoo xam ne ni ñoom ñoo teewoon ci seen meeting bi ñu doon amal comme ni ñu ko waxee rek ca Médina waaye itam bi mbir mi amee bokk na ci ay kàddu yoo xam ne ki nga xam ne moom moo di Alioune Ndoye daal dina koy yëkkati ci kaw li nga xam ne nii rek moom mooy dànkaafu militants yi nga xam ne ni moom dafa jàpp ne dañoo jóg pour yàq li nga xam ne moom moo di Benno Bokk Yaakaar bu Médina ndax la mu wax bokk na ci rek ñoom la ñu tax ñu ànd moom mooy defar seenu gox waaye itam képp koo xam ne waaye politique nga dëkk Médina aussi war ngaa mën a defar Médina ñu fàttali aussi ni moom Alioune Ndoye moom mooy ki nga xam ne nii rek moom moo jiite liste Benno Bokk Yaakaar bu Ndakaaru ba tey ba tax na tam ñu bari ci internet yi nañu ko jëlee du leen lu du rek lu ni mel mën naa ñàkk bu baax a baax waaye nag nee nañu lu ni mel bettu leen parce que bu ñu xalaatee li nga xam ne moom moo amoon ci local yi diggante Bamba Fall ak Cheikh Ba dinañu xam ne wàllum escroquerie ci wàllum politique ñoom noonee lañ ko jàppee arnaque rek la ci wàllum politique looloo tax diggante Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy seeni ay militants foofee ca Médina mënul neex donc dañuy dégtal ki nga xam ne moom moo di Alioune Ndoye ñu daal di koy déglu dellusiwaat. li ñu fi indi mooy wax ak askanu Médina bi ne ci kër yi dañu déglu te bu ngeen fexee ba ñu ne ci kër yi jëppi leen duñ leen voter le 31 juillet lii xumbal la rek mais ce n'est pas l'essentiel te malheureusement souvent ñi yàq ndaje yi koo ci laajoon kartam du ko génn sax yàq dafa yomb bu leen ko nangu seen biir bu dee Cheikh Ba la seen mag la seen frère la bu dee nu mu tëddi Seydou Gueye la seen mag la seen frère la bu dee Bamba Fall la seen mag la seen frère la bu leen yàlla mayee ab ay kilifa yu ne seen biir ku ci ne am ñu muy jàppale ñeneen ñi dañ ko war a rafet ku defal benn doom Médina dafa mel ni doom Médina yëpp la defal loolu mooy wax ji kon man dama leen di sant di leen gërëm nanguwuma jóge fii di ñu bàyyi yenn yi parce que yéen benn ngeen Dakar Plateau laa dëkk fii di Médina fukki penc ak ñaari ñoo ko séddoo. donc awa gis nga noonee daal la ko kii di Alioune Ndoye waxee ngir rek jàmm daal di dellu si ci diggante ñoom ñooñee nga xam ne ñoom ñooy waaye politique yi nekkee foofu ak meeting bi démb. waaye itam bëggoon jàmm dellu si ci diggante seeni ay militants. Mame Goye Médina li fa xew parce que problème bi doorul tey te dafa mel ni nomination Bamba li ñu fi indi xar mi karaw. waaw Médina moom gisoon na ne la fa xew c'est une situation particulière parce que avant loolu Bamba Fall dafa nekkoon ci opposition bi di fa ujje ak Cheikh Ba gars yi Messi sax lañ koy wooye keroog maa ngi gis benn journal mu ne Messi de kii xaw ma lan de foule kii draine des foules des des marées humaines au pluriel quoi xam naa loolu war naa bëri donc xanaa dañoo xamul ne Big Rouge a ngi toog donc problème bi dafa yàgg entre Cheikh Ba ak Bamba Fall te problème bi aussi même bu fekkee Bamba Fall jóge na
faneen ñëw ci APR au niveau de la mouvance présidentielle problème yi manifestement jeexul. parce que boo gisee ay violence am ci xam nga am na ay rivalité donc loolu nag yàgg na ci politique rivalité mais liñ ciy ñaawlu rek mooy jël xeer yi di ko sànni. violence moom fu mu am dañ ko war a ñaawlu ña ko def dañ leen war a def de telle sorte que duñ ko defati. parce que loolu moom baaxul ci démocratie. Pape Malick fii moom yéeni neen la de. waaw bon xam nga violence moom kenn mënu ko apprécier positivement dañ koy ñaawlu rek donc li xew fii ñu ngi leen di wax ñu ressaisiru mais li xew fii moo xewoon Thiès barki dem voilà fii au moins gis ma fi ay plainte gis ma fi ay oto yu toj mais foofu gis nañu ne ay oto bëri nañ ko fa toj nañ fay oto ay nit plainte nañ fa et j'espère que aussi noonu. da ngeen di comparer kon. bon non damay joxe exemple rek pour dire que quand même politique violence fii lañ ko fekk voilà. fii lañ ko fekk mais war ñu ko fi bàyyi bien sûr mais damay leeral pour ñu bañ a yaakaar ne lii si ñun rek la askanoo am na feneen foo xam ne mu ngi fa aussi. d'accord doomu bàjjen yeeg doomu nijaay voilà Thioro ñu continuer. d'accord dañuy continuer awa daal di desandi ba tey ci Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne nii ba tey jii ñoom ñoo faree ci mouvance présidentielle gi ba ñu gisee nag ni ki tey jii ñu bari ci askan wi dañoo daal di nag bëgg daal di jublu ci càmbar liste yi nga xam ne nii moom moo di liste yi nga xam ne moom moo ëmb coalition yi nga xam ne ñoom la ñu bëgg ci 8 coalition yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci élection yi ngir ñu xam ana ñan ñoo nekk ci seenu liste waaye waa Benno Bokk Yaakaar dañoo gis ne ñenn ci internet yi la tax ñu intéressé wu bu baax a baax ci seenuk liste bokk na ci Coura Macky gi nga xam ne daal dinañ koy investir ci 29e position bi nga xam ne nii ci seenuk liste nationale ca la bokk ñu bari nag ci internet yi la ñu jàpp moom mooy ana lan moo tax Coura Macky ku ñu xam la ci fi nga xam ne ni moom moo di ci réseaux sociaux yi ci ay live waaye itam ay sorties yi muy def naka noonu ay plateau télé yoo xam ne daan na ko génn ci kaw loolu ñi bari ci internet yi la ñu jàpp moom mooy que nekkul koo xam ne nii nawloo nañu ko ci ay waxam nawloo nañu ko ci ay jëf bañ ñu koy nawloo di ko boole ci ab liste électorale boo xam ne dafa war a teewal askan wi ca péncum ndaw réew yi ñoom nag li ñu demandé ci ay question bari na parce que lan la président Macky Sall jublu ci Coura Macky bi nga xam ne daal dina koy investir ci li nga xam ne moom moo di seen liste électorale boobu surtout nag bokk na ci fi ñu ko positionné ci liste bi waaye itam nee nañ lu ni mel mën naa sax jur ay frustré ci fi nga xam ne ni moom moo di ci Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne am na ci ñu bari ñoo xam ne position bi ñu waroon a nekk moom moo gënoon a war a baax bu Coura Macky ndax xam nañu seen coono bi ñu daj ci Benno Bokk Yaakaar ak lan lañ ci jublu pour yóbbu ko ndax li ñu amoon ci législature ci 13e législature du ñu ko xaaraat ci 14e bu fekkee ñoom dañoo amaan majorité ba Coura war a dem war a saaga war a tam wax ju ñaaw yi nga xam ne moom lañ ko xamee ci internet bi feneen. Ça repose le choix. oui c'est parce que li ñu doon wax léegi rek comme président de la République moom mooy leader APR moom mooy leader aussi Benno Bokk Yaakaar moom mooy toog xool ko neex mu teg fa en général tamit ñan fay teg mën na noo bañ a nekk ñi gën comme mooy ndaw soos ñuy wax koo xam ne ni moom day saaga ak fu mu mën di nekk saagakat moom kenn waru koo teg ci ay liste loolu moom vraiment muy Coura Macky muy Assane Diouf ak muy keneen ak keneen koo xam ne day wax lu ñaaw homme politique waru ko sax jege. man moom je ne suis pas d'accord. waaw loolu la quoi. tey lu tax ngeen porté Pape Malick seen choix ci Coura Macky avec benn position bu confortable également sur vos listes. bon man awma une appréciation particulière ci li ñu ko investir essentiellement je vois un Sénégalais qu'on a investi sur une liste et ku ko investir aussi je pense que peut-être du ñàkk gis na lu tax mu investir ko. mais man awma ci benn appréciation. peut-être su ma ci amee appréciation mooy Coura Macky la ñuy wax mais ñun. Sénégalais président wax rek gongo. non pas loolu waxuma loolu dama ne man maa ci amul appréciation bu particulière par contre aussi rapidement j'aurais bien aimé aussi ñu xam ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarlool seen député yi parce que loolu aussi les gens en parlent député yi ñëw ne dañu leen investir ci Yewwi Askan Wi ñun kenn xamu leen. d'accord ñoom ñu leen di nëbb mel ni ku am doom te bëggoo ñu ñëpp xam ne am nga doom. d'accord tey Balla par rapport au profil sur les listes ndax bii c'est sujet à débat. waaw bii moom xam nga Sénégal léegi ñun suñu coalition yi pratiquement léegi daanaka les grandes coalitions ku ci nekk da ngay am sa Coura Macky sa côté ñoom ñëpp nag toutes les grandes coalitions ku ci nekk am nga sa saagakat di da ngay xas saagakatu jàmbur waaye ci boobu jamono yaa ngi téye sa saagakat. mais li ñuy wax figurer ci liste pour aller dans une institution boo xamante ne dafa am benn dayoo. mais li muy firndeel lenn kese la mooy dañ la fay yabal pour nga perturber un peu l'exercice ba nga xamante ni bu am solo ba fa nit ñi war a def moom mooy demal.
bu un gars de l'opposition un député de l'opposition jëlee kaddu di wax lu am solo wala beneen député boo xamante ni non investi wala non inscrit di wax lu am solo nga saagaw loolu kese lañ fa loolu kese moo tax ñu fal leen te jàpp nañ ni Sénégalais yi aussi war nañ leen respecter loolu moo tax la réconciliation avec les institutions am solo moo tax ñun suñu coalition les profils yi ñu jël boo xoolee sax. dama la mosaloon rek doy na dama la mosaloon rek Balla. sa une minute di nga am temps wax ci Pathé par rapport ak profil yi ñuy yóbbu Assemblée nationale. profil yi ba yaakaar naa Sénégalais yi dinañ juger le 31 juillet en tout cas de toute façon nekk na tey un type député bi ñu Sénégalais soxla mooy ñu am valeur ñu am éthique ñoo xamante ne vraiment ils sont respectables ñun daal loolu doon xaar boo gisee image bu am Médina tey ay député di xeex foofu di sànnante xeer ñoo ngi war a yóbbu assemblée nationale ku mel ni Koura Macky ma yaakaar naa ne Sénégalais yi war nañu jël seen responsabilité càmbataat liste yi xool ñan la ñuy yóbbu assemblée. d'accord Thioro ñu continuer. d'accord awa yeneen ci ay li nga xam ne moom moo di information bokk na ci li ngeen doon waxtaane sànq mu di fichier électoral bi li ci yees nag ci jamono ji moom mooy que am na ñenn ci coalition yoo xam ne ni daan nañu génn ci seen page Facebook daal di fësal que woo nañu leen tey jii ci invitation waa DGE maanaam direction générale des élections ngir ñu daal di ñëw signer si li nga xam ne ni moom moo di jot fichier électoral yooyu bokk na ci Aljuma Sow mi nga xam ne ni moom mooy responsable du suivi des opérations électorales bu Yewwi Askan Wi moom daal dinay fësal daal ne rek ñoom woo nañ leen tey ci DGE ba moom dem na ba signé na li nga xam ne ni moom mooy jot na fichier électoral bi mu nekk nag loo xam ne ni daanaka baat ak tontu la ginnaaw bi mu ko defee ay 5 minutes après gis nañu ñu bari ci ay internautes partagé ko waaye itam def ay questions yoo xam ne yu demee ni ana lan la ñu waxoon ci conseil constitutionnel lan moo fa tukkee jëmee ci li nga xam ne moom moo di fichier électoral boobu parce que ñoom nee nañu dañu amoon ci information que dañu leen ne 15 jours avant li nga xam ne moom mooy les élections dañoo waroon a jot ci boobu les fichiers donc lan moo tax ba ñu ne à 5 jours wala 4 jours des élections ñoom ñu war cee jot ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposants yi ana lan la ñuy xaar pour fësal lu ni mel waaye itam comme ni ko Mame Gor waxee rek lan moo tax boobu ba tey ji seen pataaral jëmee ci mbir mi lu tax ñu topp ay caravane topp li nga xam ne moom moo di ay meeting politique ak yooyu te lijjantuñu fichier bi nga xam ne moom moo war a jàllale askan wi ci ngir ñu voter. Pathé par rapport ak fichier boobu. bon par rapport ak fichier bi parce que manquement bu ci am le délai sera très court pour tey jii ngeen nekk fa di ko kaasaat di ci topp. parce que waroon nañ ko am 15 jours avant jeune la waroon jot fichier bi mais malheureusement ñu ngi ko jot bon ñu ngi jot tey fichier bi tey lu mu si mën a wax rek mooy manquement yu am kon élection bi ma yaakaar naa ne dès le début rek amoon na yenn vice de forme yu si am donc moo continue ba léegi lu tax ñun nag taluñu ko mooy sénégalais yi aussi il faut ñu dem si ñoom pour wax leen ne voté leen liste bi bu ñu ko deful topp fichier ma yaakaar naa ne donc dañu ñàkk ay voix loolu rek moo tax mais fichier bi ngi si bàyyi xel bu baax a baax de telle sorte que fichier bi dafa am solo parce que tey fichier élection du 30 juillet début la à la fin. yaakaar naa am na loo xamante ne bon mënutuñ ko rattraper mais sénégalais yi daal loolu yëpp nga wax ne ñoom dinañ si tenir compte ne am na loo xamante ne daal leerul ci biir fichier bi. moo tax ñu bàyyi ba léegi di ko joxe. manquement am ci fichier bi itam mun na gàllankoor suffrage yi. comme ça a été dit pratiquement 15 jours avant les élections lañ ko waroon a jot mais ñun avec notre coalition on avait déployé une équipe puisque ku ci nekk dafa am également ci looy liggéey ñoom ñi ngi doon topp fichier boobu noonu pour ñu jëm cee jot pratiquement ñi ci jot ñëpp tey lañ ciy door a jot am na ñu def seen ay comment ça s'appelle mais ñun on a préféré mettre la pression un peu à la DGE pour que ñu mën a jot ce fichier là da nga koy jot en numérique fichier numérique mais aussi jot ko en physique donc liñ ciy gëstu moom mooy xool un peu par rapport à la carte électorale également xool puisque dina bari ay bureau yoo xam mais est-ce que vous avez le temps comme je dis je parlais de 72 heures mais maintenant on peut dire à 48 heures est-ce que vous avez le temps càmbar li nga xamante ne mooy support bi leen di permettre les grandes lignes rek lañ mën a xool les grandes lignes rek lañ mën a xool également par rapport ak les abris puisque am na ci bureau yoo xamante ni c'était des ay abris provisoires la woon souvent day am déplacement est-ce que ça figure réellement sur la carte électorale yooyu aussi tamit c'est des aspects yoo xamante ni dañ ko vérifier di wax ni ce n'est pas l'équipe centrale. Mais est-ce que vous avez le temps pour rectifier? Malheureusement, on n'a pas le temps. Ça, quand même, c'est un constat. Et ça va influer négativement sur le vote. Tout à fait. S'il y a des problèmes. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on propose, nous, c'est de sécuriser et de voir les équipements yi nga xamante ni les infrastructures est-ce que tout est en place puisque mi ngi ko doon wax léegi ni am na gox yoo xamante ni bu tawee kenn du fa dugg. Est-ce que
dañu waroon am bureau de vote est-ce que matériel bi àgg na fa wala àggu fa yooyu également ñi ngi koy topp di ko saytu. d'accord Thioro ñu kon. avant humour bi awa des na benn rek ci ab sujet boo xam ne nii ba tey jii ñii di internautes yi dañoo daal di nag dëkkmal ñii di waa Aar Sénégal comme ni ñu koy defee saa su ne ndax yaakaar naa ni lépp loo xam ne rek day xew ci mbedd mi dafay mel ni dafay xewaale fi nga xam ne moom moo di ci biir internet bi rawatina ci Facebook bi nga xam ne ni ñoom dañu ci doon direct li nga xam ne ni moom moo di seen caravane bu démb bi donc dañuy ànd ak René Charles Fall ñu daal ñuy wan seen caravane bu démb ba noonee la ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci internet yi jàppee leen di leen saboter ak yeneen parce que caravane bi dañoo jàpp ne kenn ci ay doomu aadama topp leen seen ay oto seen ay scooter ak ña ñu ànd ci ay nit rek la ñu àndaloon donc nañu ko Charles dictal ñu ñëw. awa est-ce que seetlu nga leen lu ñu doon def ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo defaraat vidéo bi gisoo ñu def 1 di compter ñaata nit ñoo leen topp def 2 def 3 def 4 def 5 donc noonu daal la ñu ko def daanaka bu ñu amuloon beneen vidéo li yaakaar naa leen di tere réseaux sociaux yi gis nga ci la ñuy nekk daanaka ñoom internet yi ñenn ci ñoom di saboter donc dañuy dem rek gaawantu dem jëli suñu humour dellu si. ci biir li nga xam ne moom moo xewoon démb ca waaw Médina ca meeting ba fa amoon gis nga Aliou Ndoye dafa jël kàddu daanaka di wax ci la xeer yi jolli ci la jóg daal ne gaayam yi dem leen ngeen daal di lijjanti mbir mi mais ci biir li nga xam ne moom moo di vidéo bi li jaaxal internet ci mooy ana garde corps yi lan lañ doon taxaw bi mu leen ne dem leen ngeen jéem a lijjanti li nga xam ne moom mooy xeer moom lañ doon protéger nag mais lii c'est un peu bon c'est de la tragicomédie quoi parce que am na tuuti violence donc dañ koy ñaawlu comme ni ñu ko waxee rek. vraiment même si gis nañ borom micro bi aussi ay micro am la tal ñii aussi di jàpp bopp bi. caméraman yi tamit caméraman yi waa tal seen matériel. mais am na caméraman boo xam ne ñu ngi naan gaañ nañ ko ci ndax dañ ko doon tere mu filmer seen yooyu nga xamante ne amoon na fa quand même. loolu yëpp bokkul ci mbir yi parce que journalistes yi tamit dañ leen war de protéger. parce que ñoom ñooy joxe information ñoom ñooy jox askan wi loo xam ne nii peut-être jotewuñ foofu. donc dañ leen war